guñ ko nag mais mbokk yi buñ tànnee ki nga xamante mooy Doudou Pathé Mbeng foofu dama fay xaw a gaaw ak temps bi toujours damay xaw a gaaw toujours bi dañ ñoom comité de charge bi sëriñ si ñoo dal di tànn Doudou Pathé Mbeng voilà parce que bi ñuy tànnee ñoom def na seen procédure wax nañ seen comité scientifique wax nañ seen conseil municipal def nañ seen répartition def nañ seen lépp mais ñoom du comité de charge bi du dégg tudduñu du ñoom ñoo choisi tànn candidat bi tànn liste consensuelle bi ñu Doudou Pathé Mbeng moo ko jiite mu dal di génn bu Doudou Pathé Mbeng génnee nag mbokk yi ñi dal di annoncé ne Doudou Pathé Mbeng moom mooy tête liste coalition consensuelle bu Benno Bokk Yaakaar léegi liste unique non bu liste consensuelle bu Cambérène bi waaye ba léegi loolu officiel na si ñoom initiative bi comité de charge bi ak ñu doon liggéey loolu defar nañ loolu ba pare Doudou Pathé Mbeng moo jiite liste consensuelle bi nga xamante ni coalition yi ma lay wax na gëm sa bopp Benno Bokk Yaakaar taxawu Dakaaru sans Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal yooyu coalition yëpp kenn ku nekk sédd nañ leen conseils municipaux conseils yooyu nag léegi nag liste Doudou Pathé Mbeng moo liste consensuelle bu kii léegi nag ki nga bokk bi ñu demee ba xamante ni mooy date bi président Macky Sall nag dal di ñëw moom dal di nommé ñi nga xamante ñooy tête de liste de 19 communes département de Dakar foofu nag damay leeral Macky Sall dafa am benn choix bu mu defoon ci Cambérène mooy ku jiite Benno Bokk Yaakaar bi muy Mame Amadou Samba nekkoon maire sortant du parti socialiste Mame Amadou Samba moom la Macky Sall choisiroon comme tête de liste bu coalition Benno Bokk fi nga xamante mooy Cambérène ñoom it waa Cambérène seen dynamique unique boobu tànnoon nañ ki nga xamante ni mooy Doudou Pathé Mbeng moo jiite liste consensuelle liste unique bi échoué noonu parce que comme am na ñenn ñi nga xamante ni ñoo ne defuñu unique dem déposé ji donc unique am nañ jafe-jafe mais liste consensuelle bi nga xamante ni mooy Doudou Pathé Mbeng di jiite problème bu mu am mooy amuñoon bannière maanaam amuñ bannière bu ñu tuddee liste bi parce que liste bi foo mu am bannière foo mu am tur bu ñu ko tuddee. foofu mu am caution boo war a joxe si kii caisse de dépôt consignation foofu mu def am yu si bëri si yoo xamante temps bi permettre leen ko woon léegi ne ñoom comme ni ko Abdoulaye Diouf Sarr waxee moo ko dévoilé le secret bi ci à l'inauguration du poste santé bu Cambérène 2 Abdoulaye Diouf Sarr moo wax ne président Macky Sall waa Cambérène kilifi Cambérène la wax autorité Cambérène yi ñoo ko ñaan ne ko dañ bëgg nga am nañ suñu benn candidat dañ bëgg moom moo jiite liste bi. dañ la ko ñaan yow njiiti réew mi président de la république mu ne ko président de la république Abdoulaye Diouf Sarr moo nettali ne ko président de la république wax ko ne ko su fekkente du Mame Amadou Samba bu ma jiital man Macky Sall du moom lañ jiital moom lañ tànn waxal Amadou Samba mu bàyyi liste bi man président Macky Sall danaa ko dal di jox li nga xamante ni moo benn responsabilité mu bàyyi leen seen liste ku ñu bëgg jiital jiital ko. alors mbokk yi noonu la fa demee Mame Amadou Samba bi nga xamante ni tête liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar dal di pousse. jox Doudou Pathé Mbeng léegi bon da ngay gis ne bokkul parce que Benno Bokk Yaakaar dafa bokk ci la grande coalition de l'unité da ci bokk la grande coalition de l'unité maanaam grande coalition de l'unité ci Cambérène moo ëpp doole Benno Bokk Yaakaar mbokk yi la grande coalition de l'unité ci Cambérène moo ëpp doole Benno Bokk Yaakaar parce que élément la ci dafa cotiser Benno Bokk Yaakaar dafa cotiser grande coalition de l'unité gëm sa bopp da ci cotiser taxawu Dakar da ci cotiser Wallu Sénégal da ci cotiser ñooñu buñ ko boolee mbokk yi kooku mooy liste bi nga xamante moom mooy liste consensuelle bu Cambérène moom la Doudou Pathé Mbeng dal di diriger léegi Mame Amadou Samba nan la def dafa nekk ci liste proportionnelle bu Abdoulaye Diouf Sarr en tant que tête de liste à la ville de Dakar nekk ci 9e position léegi nag noonu la mbir yi demee ñéegi na ñuy war a campagne bale may ñëw ci mbir mi li ci xew dafa bëri maanaam bu ñu ñëwee ci Benno Bokk Yaakaar li maire sortant bi waroon am maire sortant comme demee na ci liste consensuelle bi demee na ci bannière Benno Bokk Yaakaar bu Macky Sall ñoom lañ choisir ci biir grande coalition bi PDS si ku ne xam ne opposant la yaa ngi dégg muy coalition Wallu Sénégal gis nga ci gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany mu ci grande coalition de l'unité bi ki nga xamante Khalifa Babacar Sall mu ngi ci biir ki ci mel ni yenn mouvement ouvriers yi ñu ngi ci biir ak ànd suqali Cambérène bi nga xamante ni mouvement Doudou Pathé Mbeng la ànd suqali Cambérène la Doudou Pathé Mbeng dooree politique am mbokk yi ci la commencé pré-campagne pour def li nga xamante ni mooy Cambérène sama diwaan moom mouvement la waaye dafa abbi récépissé Sénégal 2035 coalition boobu di grande coalition de l'unité Benno Bokk Yaakaar élément la ci léegi nag ñi jël bannière Benno Bokk Yaakaar moom lañ dal di defee campagne bi Macky Sall la joxe caution 15 millions francs CFA Macky Sall la joxe bannière am léegi ñoom bu ñu ñëw ci campagne bi
extrêmement difficile léegi ñi Cambérène am 5 listes voilà 5 listes liste bi la grande coalition de l'unité fii Cambérène la yem mais bu ñu demee sous-préfet de Parcelles Assainies dañuy joxe Benno Bokk Yaakaar la ñu enregistré donc Benno Bokk Yaakaar Sénégal 2035 Yewwi Askan Wi AJ/PADS ëllëgu Sénégal ak benn Bokk Yaakaar 5 partis 5 listes yi mooy li nga xamante ni moo doon nekk candidat yi ci élection locale 2022 ci fi nga xamante mooy mairie Cambérène léegi nag gis nañ ni ci ville de Dakar yi Abdoulaye Diouf Sarr dafa doon wax ne nañ ma votel ma nekk maire de ville de Dakar waaye dañ nañ votel Doune Pathé Mbeng mu nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci commune de Cambérène donc mbokk nii la demee ki nga xamante moo représenté coalition Benno Bokk Yaakaar nekkoon maire sortant dafa cédé place am jox Doune Pathé Mbeng ginnaaw bu mu defee loolu dañ ko politique ko nekk comme kii jël si na ki nga xamante mooy bañeere Benno Bokk Yaakaar ci di président Macky Sall ci la grande coalition de l'unité tey jafe-jafe bi nga xamante ni nit ñi yenn journalistes duñ ko comprendre dans la mesure où bu loolu weesoo dana feeñ ci campagne bi parce que Doune Pathé Mbeng bi nga xamante ni moom moo tête de liste consensuelle bi dafa demee bañeere Benno Bokk Yaakaar yaa ngi dégg dafa demee bañeere Bokk Yaakaar tey su ko yenn journalistes di ko poser question par rapport ak ci évolution bi déroulement bi du mun a nekk représenté ki nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar waaye damay ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi. juróomi candidat yi muy Mame Gueye Diop Seck Liba Diop Kane Amadou Ngom di Libas Diop Kane ak Boubacar Diallo dégg ngeen muy nekk juróomi candidat yu nga xamante ni ñoo doon xëccoo élection locale 2022 ñi génnee ci liste unique bi ñu d'accordoon liste unique bi léegi nag lan moo doon coow li ci biir campagne bi. li nga xamante yenn candidats yi ñoom ànduñ ci woon ci bi ñuy def liste unique bi souvent discours boobu ngay gis ñi leen di jéem a wax loolu maanaam wax lu nekk seen biir xol daal parce que lu tax ñi bàyyi liste bi justifié wuñ ko woon foofu ñu leen wootee waaye ñu ngi ko justifié ci campagne bi ba tax mu amoon benn genre frustration ni ne sëriñ ci ñoo ko def te mbiri sëriñ ci bokkuñ ci mbokk yi Sénégal yi ñuy seetaan sëriñ ci impliqué wuñ ci politique ci Cambérène voilà loolu dama leen ci wax man procédure bi man xam naa ci au cœur fu ñu ci impliqué tuuti rek mooy bu ñu demee ba war a tànn ku ñu tànn parce que candidats yi ñoo bëri woon te ñoom am nañ nag sañ-sañ bu ñaay na taalib bi ne leen bàyyi kii mu jiitu yow taalib bi nga dégg nga bàyyi ko mu jiitu waaye ñoom newoon ci campagne bi politique wuñ ñu wax sang yi laa wax de xam nga dafa am ñàkk dafa sang yi bu may wax sang yi man sëriñ si lay wax waxuma sëriñ ci politique am na sëriñ yoo xam ne dañuy politique ñooñu kenn mu leen a défendre mais ñi nga xamante ni politique wu ñoo leen tuddee sang waaw am ñoo xam ne ay sang la ay politiciens ñoo taxu mooy wax ba tax na ci biir campagne bi métti woon na fi trop ci Cambérène voilà parce que ñeenti liste yi candidats yi seen campagne da doon métti visite de proximité yi ñu doon dem voilà bu ñu demee ñu xoole leen yéen da ngeen bàyyi liste unique bi donc da ngeen weddi sëriñ si loolu moo doon discours bi maanaam yéen da ngeen weddi sëriñ ci parce que sëriñ ci dañ bëggoon kii jiite ngeen ne doon ko jiite te yéen a ko waxoon loolu moo doon campagne bi mbokk yi ba li ñuy xaar ci candidat bi muy programme nga présenté ko askan bi ñu mën la xolal loolu amut ci ba pare communication yi des fois da ngay gis ne kii bu waxee day wax pour jëmal ci liste unique bi te ñoom it ñi nga xamante ni mooy candidat Doune Pathé Mbeng ji liste consensuelle bi danañ dem fi nga xamante ni mooy ci buy dem di visite proximité débat bi yëpp du ci dañuy wax ne lii ñi ñoo ko waxtaanee woon lii ñi ñoo ko defoon ba campagne bi jeex mbokk yi visite proximité boo gis bu Doune Pathé Mbeng dem képp ku jël parole par rapport à ci discours bi da nga ko félicité wax na c'est un administrateur civil c'est un nangam wax ba mu jeex léegi ne li nga xamante ni nag parenthèse bi nga xamante ni moom la ñi lay ne loolu moo waral critères yi tax ñi tànn Doune Pathé Mbeng tànnuñ ko mooy CV dañ ne CVM bi riche na parce que administrateur civil la directeur de nangam am na BFM am na bac am na nangam beneen bi mooy lettre de motivation xam nga dañuy wax ñett yi parce que dafa xëccoo bi dafa bëri woon pour jiite liste unique bi wala xëccoo yi non du xëcc sax parti jiite liste unique bi parce que nee ko coon ci jiite liste unique bi mooy lan mooy permettre foo ñu justifier ñoom comité de charge bi ñu mettre en place foo ñu justifier candidat bi ñu cible pour mu war na am na capacité pour jiite liste consensuelle bi foo ñu wax askan bi lan moo tax ñu def ko choix boobu na laa leen bëgg a waxal ñoom lu ñu wax ci seen communiqué de presse bi ñu ko lancé dañ ne CV lañ laajte woon ak lettre de motivation ak programme bi leen di permettre ñi def seen comparaison choisir dal di candidat bi xam bu amee frustration nag c'est la sëriñ ci dal di intervenir mbokk yi ni la demee li nga xamante ni moom lañ fale Doune Pathé mooy CV ak lettre de motivation ak li nga xamante ni mooy programme
léegi nag loolu bu mu amee campagne bi nekk na Abdoulaye Diouf Sarr ñëw na mobiliser fii defal nag Doune Pathé Mbeng campagne des fois da ngay dégg Abdoulaye Diouf Sarr bu ñëwee fi Cambérène da ngay dégg mu ne non am ñi nga xamante ni si ñun la bokk mooy waa APR yi des rek ñoom Mame Mbaye Niang xam nga Abdoulaye Diouf Sarr Mame Mbaye Niang ñoo bokk parti bi waaye ñoom ñaar dañuy bëkkante ay candidat lañ xam naa Macky Sall leen yónnee rek pour ñu ñëw jéem a jaxase xel Sénégal waaye xam naa ne lii métti na si trop si ñoom nga dégg Abdoulaye Diouf Sarr ne am na ñu nga xamante ni dégg nga dañuy jëw di jël waa doomu Cambérène di leen wax bay dullu leen sëriñ si loolu muy kaddu Abdoulaye Diouf Sarr donc mu nekk lu xamante dëkk bi ñoom ñeenti candidats yi amoon na jafe-jafe lool ñu baat seen campagne wax seen tolérance présente seen programme comme ni ñu koy defee mais lépp tam bi yëpp ñoo ko waxtaane woon loolu la fi tëddee woon mbokk yi ba tax ne léegi nag li nga xamante nag bu résultat yi ñëwee moom ku mel ni man El Mat Niang analyste politique man bettu ma woon ne Doune Pathé Mbeng dana gagné élection yi parce que dafa am ñetti ndimbal mbokk yi yu xamante ni moom kuñ ko yéen ku nekk nga nekk maire ñetti ndimbal yi lu jar a sóoraale la benn bi mooy am na ndimbalu sëriñ si buñ fàtte na Cambérène dëkku diine la sëriñ si kuñ la waaw nga gagné beneen bi mooy benn bokk yaakaar Macky Sall la ko moom coalition benn bokk yaakaar moom lañ ko dal di yéen muy beneen bi ñetteel bi mooy maire sortant bii di Mame Amadou Samba dafa bokk ci contribution ci battre campagne ci politique am dégg nga maire bu waroon ñëw génn listam dal di opposé mais opposé dafa ñëw ne leen wotal leen Doune Pathé Mbeng wax na ko plusieurs fois battre ko campagne mobilisé ak ki nga xamante ni nag mooy l'épouse bu Abdoulaye Diouf Sarr di Yaa Fatou Thiaw Laye mbokk yi ñëw na fii ci Cambérène may xaalis joxe groupement yi dimbale leen Laye Mactar wotal leen Doune Pathé Mbeng wotal leen Abdoulaye Diouf Sarr loolu bokk na ci poids yooyu nga xamante ni bu privilège yi nga xamante yeneen autres candidats yi yeneen ñeenti candidats yi amuñ ko te Doune Pathé Mbeng am na ko man mënu ma woon ne en tant qu'analyste politique lii foog mu gagné élection yi moo tax ne buñ ne moom moo gagné mbokk yi dinaa leeral foofu moom moo gagné foo ñu leeral ne coalition benn bokk yaakaar gagné élection ci commune de Cambérène parce que du moom moo def ce travail colossal bi nga xamante ni liggéey bu yaatu la waaye ci biir lu tax ma ne benn bokk yaakaar gagné parce que du benn bokk yaakaar moo jàkkaloo Yewwi Askan bi parce que ñu bokk ci coalition grande unité bi benn bokk yaakaar élément la ci demoon membre la benn segment la ci rek comprendre ngeen ba tax ne loolu bi ñu résultat yi génne ñu def ko commission de recensement bi mbokk yi bettul kenn gis nañ ne ci Cambérène poids électoral bi maanaam ñu nombre d'inscrits ñi nga xamante ñu inscrits toll na ci 24 571 électeurs ñoo nekk voté ci commune de Cambérène ci commune de Cambérène bi li ma ci tënk mooy 10 000 ay poussières maanaam 10 000 poussières taux de participation bi dafa xaw a néew 10 000 de poussière ñoom lañ séddoo 10 000 ay 600 de poussière ñoo électeurs yi parce que am na bulletin nul lu mat 112 bulletins nul seen vote bokk mais 10 000 de poussière ñoom la candidat ñoo séddale candidat yi te code électoral bi nga xamante ni def nañ ko ku ëppale ci voix yi yow yaay nekk maire gis nañ ne ci 10 000 de poussière bi nga xamante ni moom mooy suffrage valablement exprimé ñi nga xamante ñoo voté te vote bu baax loolu gis nañ ci ne Doune Pathé Mbeng mu am 3799 voix Boubacar Diallo am 3056 voix nekk deuxième position et Liba Diop Kane nekk troisième position am 1889 voix extra Mame Gueye Diop Seck et Amadou Ngom mbokk yi nii la defee ba bu Doune Pathé Mbeng gagné élection yi léegi nag damay wax rek pour ñu leeral bu baax noonu la fa demee léegi nag gis nañu ci émission Walfadjri gars yi di commencé di wax affaire de ethnique affaire de race Boubacar Diallo dafa gagné alors ñu dal di ko wax doo lii pour couleur du ñu jiite yooyu yëpp ay waxu nit yu kii la yooyu yëpp amul ci Cambérène parce que fi dëkk bi nga xamante ni mooy Cambérène mbokk yi dëkku gàddaay la dëkku diine la te dañuy rafetal ñoom ñëpp xamuñu tijaan xamuñu laayeen waaye Cambérène dañuy appel bu mu appel dañuy diine bu mu diine comme lu xew Touba Mbacké rek lu xew Medina Baye Niass lu xew Thiénaba rek kenn ku nekk sa activité principale nga gëm moom ngay dundal kenn nit ki nag boo dëkkee ba ñëw ba dëkku jàmbur da nga koy bàyyee nu muy doxalee ak culture am mbiram nga dal di ko dooleel waaye mënoo ñëw fi nga dëkk jàmbur bi nga am loo fi bëgg a imposer am loo fi bëgg a jox fi ñoo boobu doxul et que loolu nag Walfadjri seen foofu dañ ciy mujj juum torop nag foofu dañ juum dañu waroon laaj ci information par rapport à cela mais Doune Pathé Mbeng bi nga xamante ni moom mooy tey yenn journalistes yi di ko posé ci
par rapport à coalition benn bokk yaakaar ah mënu ci exprimer parce que Doudou Pathé du politicien du Macky Sall Doudou Pathé Mbeng du apériste Doudou Pathé Mbeng bokk ci coalition benn bokk yaakaar moom il était adjoint coordinateur bu comité centenaire bu Cambérène en 2014 parce que gisoon nañ ba benn moment Cambérène bi mu amee 100 ans d'existence ah taxaw ne benn comité toogaat xoolaat Cambérène diagnostic ko xool jafe-jafe yi nga xamante ni moo nekkoon ci Cambérène moom bokkoon ci comité bi moo nekkoon adjoint bi léegi nag yooyu permettre na ko ah ñuy def xool lu métis santé bi métis sport bi ñu tënk benn document tuddee ko Cambérène horizon 2025 léegi nag Doudou Pathé yàgg na di def ay activités ci santé bi ci sport lu ne mu def kiyam ba biñ ñi loolu comité boobu amoon na benn blocage bu xamante ni du waxu télé dañ ko dal di wax ba loolu après ñu mettre en place beneen collectif tuddee ko collectif des personnes ressources muy CPRC Doudou Pathé Mbeng moom moo nekkoon coordonnateur bi et yàgg na di def ay activités dajale seen i man dal di jàppale ci askan bi loolu moo doon liggéey Doudou Pathé Mbeng mais musul nekk ci benn parti politique il n'est jamais politicien musul nekk politicien dégg nga léegi nag loolu moo tax jamono ñu toll nii muy wax ne portons plus haut Cambérène elmat boobu nga xamante ni moo nekk Cambérène mais plus da koy tooñ di def moom ci analyse ko di ko tooñ mbokk yi kooku mooy maire Cambérène dafa ñëw nouveau maire bi mu am 5 ans war a def jiite Cambérène waa yëpp ngeen comprendre que yéen journalistes yi nga xamante ni Doudou Pathé Mbeng du benn Moussa Sy bu ñu war a invité ci plateau parce que Moussa Sy il a le droit il a l'obligation maintenant de revendiquer toutes les réalisations du président Macky Sall am na ci droit parce que dafa nekk ci benn bokk yaakaar amee mouvement am di ANC war na défendre Macky Sall ci bi ak ci biti mais tel n'est pas le cas pour Doudou Pathé Mbeng parce que moom il n'est pas politicien kañ la nekk politicien kañ na fii ak 5 ans yi dana nekk politicien donc loolu la ki nga xamante ne mooy Mame Amadou Samb tey moo waroon di wax ci Macky Sall ci réalisation il fait de la politique parce que parti socialiste la bokk mais Doudou Pathé Mbeng moom mbokk yi mooy nekk loo xamante ni ci mouvement associatif la bokk mais c'est vrai que jàng na administration civile la au ministère de l'intérieur directeur département des ONG et mu nekk actuel maire de Cambérène donc noonu la fa mbiri tëddee pour ñenn ñi bañ amalgame moom moo jël première te ku jël première yooyu nekk maire loolu code électoral bi nekk man maa ngi leen di souhaiter mbokk yi ñi nga xamante ñu nekk ci diaspora bi ñu nekk ci Sénégal ñu nekk ci këru diini yëpp information yi dégg ci Cambérène yooyu yëpp amul di leen di souhaiter ne lii mooy la gën a fës te nag ci Cambérène bi actualité politique Cambérène léegi nag maa ngi ñëw ak yéen ci li gën a xam moo gën a fës ci réewum actualité politique Cambérène ay émissions yu saf sàpp ak reportage yi documentation am solo ñu ngi jëm ci appel bu mag boobu di 4-5 mars 2021 merci beaucoup jërë ngeen jëf.